mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV ñeent fukki simili ak juróom moo tegu ci midi bismillah ci xabaaru njoloor si li ci gën a fës yaxanal lépp lu jëm ci wàllu dépense ci état bu Sénégal loolu mooy xemmeemteefu njiitu réew mi Macky Sall ñi seen xam-xam màcc jëm ci wàllu koom ne rafetlu nañ ko ba jeex tàkk waaye nag ñu ngi sàkku ci gouvernement bu Sénégal ngir rek ñu def yitte ci xëyub ndaw ci Sénégal dañ leen teewlu ñoom ñoo nekkoon ganuk Antoine Diouf ci iRadio ci ITV bu calande dañ leen ànd ak ñoom ci ndorteelu xabaar yi bu calande lu jëm ci njeextalu état d'urgence bi ndiki tey jii kon ci aljuma gi yem ak fukki fan ak juróom-ñeent kon lay daal di jeex tàkk ci réewum Sénégal loolee nag tax ba askanu Sénégal seen baat jib na ci ñenn ñi nag nee nañu kon faw rek ñu daal di sonn nañu dañoo tonoon kon tay itam ci lépp lu jëm ci ni ñu leen tëjee woon ak jafe-jafe yi nga xam nga ñu ngi doon jànkonteel jëm ci wàllu koom ñi ca des nag nee nañ kon nañu tey def nag ba noppi sàlloo lépp lu jëm ci mesures yi bàyyi ko ci ko docteur yi ndax ba tey mbas mi mu ngi ci réewum Sénégal daan ci ànd ak leeral ak Ngor Diouf ci ndorteelu xabaar yi coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr coalition Macky 2012 ñoom nag àddunañ ci ni ki démb la ñu goon tey janoog taskatu xabaar yi ñoom nag nga xam ne kon ñooy farandoo njiitu réew mi Macky Sall woo nañu nag ñaari wàll yëpp ngir ñu daal di dem ci procès bu ko defee lépp daal di leer naññ ci kanam askanu Sénégal gépp dañ leen teew itam nu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi yëglekaay mooy laaju xabaaru njoloor si mbokk yi loolu moo gën a fës ci xëdum xabaar yi nees kiis bu yàlla ànd ñu ci faram-fàccee. mbokk yi salaamaaleykum ñu sant leen bu baax gërëm leen ci ànd beeg ñun ci ITV xabaar yi des ko door dina ko junjee ci ndorteel li ak bëgg-bëggu njiitu réew Macky Sall mooy fexe ba yaxanal waaye tamit ba lépp loo xamante ni ay dépense la ñu wàññi ko ci ñoom waxtalu nguurub Sénégal loolee nag ñi seen xam-xam màcc jëm ci wàllub koom daal dinañ ko rafetlu ku ci mel ni Ismaïla Sangaré docteur Ismaïla Sangaré jàpp na ne nag loolu daal mbir la mu am solo te nag saa wu sottee dina nekk mbir moo xamante ne ni lépp lu jëm ci wàllub dépense ci Sénégal danañ ko daal di yaxanal gu mu gën a yaatu bu ko defee kon lépp lu jëm ci wàllub dette yeeg maanaam bor yeeg yu ni mel ñu mën ci indi saafara gu yaatu ñu tawli kàddoom docteur Ismaïla Sangaré ci micro Jeeba Seydina Mbaye kon loolu da di loo xamante ne lu may rafetlu la dina tax suñu bor wàññeeku waaye warul yem foofu parce que bu ñu amee économie bu toll noonu war nañu xam fan lañ koy dugalaat ñu dugal ko ci loo xamante ne dina dooleel économie bi donc croissance bi war na mën a yokku waaye it war nañu mën a lijjanti xëyu ndaw yi beneen mbir bi nga xamante ne maa ngi koy ñaax président wala njiit réew mi ci boppam moo di mesure bi dañ ko gën a war a yaatal li tax parce que am na ay structure yoo xamante ne état def créé na ko mais structure la yoo xam ne boo xoolee daanaka ci ni ñuy yëngatoo mën nañ leen dajalewaat te bu ñu leen dajale dina tax ñu gën a am doole waaye dina gën a tax lañu objectif yi nga xamante ne maanaam mébét yi nga xamante ne tey jàpp nañ ne war nañ fa yegg dinañ fa yegg te it dina tax ñu sakkanal suñuy poche kon tubaab di wax ay efficience loolu nekk na loo xamante ne war nañ ci gën a taxaw maa ngi ñaan gouvernement bi ñu gën a poursuivre mesure d'austérité bi ci yeneen i secteurs ci wàllu institution ensuite bu ñu fa amee ay économie aussi nañu jël économie boobu dugal ko ci secteurs yi nga xamante ne ndaw yi dinañ ci mën a am liggéey waaye aussi koom-koom bi dina gën a mën a sokkaliku. keneen ko xam-xamam màcc jëm ci wàllu koom di docteur Mor Gassama moom itamit àdduna ci ginnaaw bu mu rafetloo dogal boobule jàpp na ne nag faw ñu xar sunu tànk tubay nguurub Sénégal jëm ci xëyub ndaw ñi ndax loolee yitte dëgg kon la ko war a def moom nag dellu na rafetlu nekkoon faw rek kon état bu Sénégal càmbar dëgg jafe-jafe fi mu nekk bu ko defee mu fas yéene ci indi saafara rawatina jàppale ñi nga xam ne bëgg nañu kon amal seen bopp samp seen liggéeykaay bopp ngir demal seen bopp te nag loolee jàpp na ni kon mënut a weesu mënut a gën tam ci développement ci Sénégal ñu teewli kàddoom docteur Mor Gassama ba tey ci micro Jeeba Seydina Mbaye décision bi gouvernement bi jël pour vraiment wàññi seen i dépense bu baax a baax loolu moom lu ñu rafetlu la jàpp na ne sax fi ñu ko jëlee baax na lool ndax ak mbas mi dëkk bi comme réew mi dafa gën a ndóol
donc bu dante ne yenn dépense de prestige wala fonctionnement yi wàññi ko bu baax pour mën ko orienter ci secteur yi nga xamante bi jàpp nañu fa lay war a gën a ëppalee njariñ réew mi defe naa ne loolu moom mënuñu di ko rafetlu. boo xoolee ñun suñu réew yi nga xamante bi dañoo ndóol daanaka boo xoolee secteur yëpp dañu nekk priorité voilà mais bu dante ne gis nga événement yi am ci fan yi moom ñëpp jàpp na ne xëy ndaw yi moom nekk na super priorité pour les pouvoirs publics donc du coup koom yi nga xamante ni bii boo ñu rationalisé dépenses yi dañ fa tiré presque lu mat ñeent fukk ak benn milliard njiitu réew mi décidé na orienté ko ci emploi des jeunes maanaam ci xëyum xale yi xëyu xale nag boo koy wax moom da ngay xool d'abord kenn ku nekk fi nga nekk li nga xamante mooy possibilité pour nga mën koo créer pour liggéey ñu identifier yooyu yëpp suñu paree li ci demandé ay compétences spécifiques ñu former leen pour loolu dem leen a financer accompagner leen aussi bu ñu ko defee daal gëm naa ne mbir mi dina dox bu baax. ndorteelu xabaar yi junj naa leen ko niki tey ci aljuma gi le couvre-feu bi maanaam état d'urgence sanitaire bi jeex tàkk ci Sénégal ginnaaw bi ko njiitu réew Macky Sall jëlee loolu nag tax ba ñu jox kàddu askanu Sénégal seen baat jib ci ñu bëri nee nañu nag ñoom lii nag kon mbégte la waaye itam féex tànge la ci ñoom ginnaaw bi ñu nammee kon delluwaat ci lu bëri waaye nag ñenn ñi nee nañu faw ñu def nànk def attention bu baax ndax mbas mi ba tey mu ngi ci réew mi kon faw ñu sukkandiku itam tënku ci digle yi nga xam ne moo bàyyi ko ci docteur ndax mbas mi ba tey mu ngi ci réewum Sénégal Ngor Diouf reportage. Rue 6 Médina fii nag dem ak dëkk bi neex a gis lool ñu bëri ci ñoom yëg nañ njeexitalu état catastrophe sanitaire bu ñu dëgmal aljuma bu minuit jotee kii nag kontaan ci bu baax. waaw loolu moom ba mu ko déggee franchement ça m'a pas ébahi quoi parce que ñun ñuy soo xoolee ñun tàmmuñu ñu toog du ñu tënk quoi dëgg la am na nee nañ am na tawat wax nañ ne am na tawat. mais instant yi soo xoolee père de famille instant yi c'est tout un problème ñu mën a subvenir à leurs besoins ba pare panier ménagère amatul dara soxna yi métti na ba benn telle sorte que léegi soo xoolee jeunes yi soo gisee ñi adonné wu si affaire de jël oto wala dem defee agression ñàkk jobbee ko waral. Papa Ali Faye nekk jaaykati café Touba jàpp rek ne fu mbas mi toll méngoowut ak benn yoon ñu jeexal restriction yi. man su ma sañoon du ñu yëkkatiwaat lépp carrément comme que c'est bientôt le mois de Ramadan boo ko yëkkatee aussi ça sert à rien man loolu laa jàpp ku nekk nag am nga sa xelu bopp am nga sa opinion personnelle mais d'après moi su ma sañoon niveau bii ñu ko téye nii fa lañ koy maintenir jusqu'à la fin du mois de Ramadan. naam dund ak feebar bi la ñu wax li ni mel war a tax ku nekk jël say matuwaay ñu continuer di respecter mesures barrières yi ngir gën a sàmm way lottu yi. population yi ñu xam ne kenn ku nekk am nga ndey wala am nga baay wala am nga maam jiy dund te feebar bi bu fa duggee day def ay gaaf donc nañu fexe ba garder distance yi di takk masque yi di moytandiku parce que aar sa wayjur aar sa bopp la. jëlee fi état catastrophe sanitaire waxut benn yoon bile mbas jóge na fi bu ñenn ñi jàppee ne lii de neex naa dégg lool ñeneen ñi di gën a ñaaxaat askan bi ngir ñu gën a mën a jàpp ci digle waa kër docteur yi wante lu ci mën di am suñu koom dina gën a mën a suqaleku ngir mën a dabu luñ ci ñàkkoon. Ngor Diouf jërëjëf des ba tey ci mbas mi ak tolluwaayam ci Sénégal ni ki tey téeméer ak fukk ak ñett nit ñoo am yees woppi Covid 19 lu toll na ci ñeent fukk ak ñeent yi di ay cas contact juróom-benn fukk ak juróom-ñeent yi di ay cas communautaire ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti nit ñoom jot nañu wér ci mbas mi juróom-ñetti nit ñoo si ñàkk seen bakkan yóbbu lim gi ba junni ak ñett kon léegi yegg nañu ci junni nit yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci mbas mi ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn téeméer ak juróom-benn nit kon ñoom ñoo des ci loxo docteur yi ngir ñu toppatoo seen wér-gu-yaram bi ñu tàmbalee ñàkk yu ba tey jii ci Sénégal lu toll nag ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett junni nit ak ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett ñoom ñoo des ñoo kon joto ñàkku ci mbasum Covid 19 ci Sénégal jàngalekat yi rawatina kon ñi nga xamante ñoo tënku ci G7 ñoom dañoo gonte démb jàngu taskatu xabaar yi ngir rek fësal seen nakar ak tamit li nga xam ne moo di njàkkare si ñoom ndax nee nañu kon ñu ngi leen di xupp waaye tamit di tax am ñoo xamante ni si ñoom la ñu bokk ñu leen teg yoxo waxtu wi di leen dëj ci kaso bi loolu lépp lu ñu bëgg mu jeex ba tax ñuy sàkku ci jëwriñ gu ñu dénk wàllu fonction publique mu tekki ndombal tànkam démb lañ ko daal di xamle seen jàngu taskatu xabaar yi ñu ànd ci leeral ak Abdourahmane Di Seydina Mbaye
élèves yi génnoon di manifester ay jàngalekat ñoo nekk seen ginnaaw muy ay kàddu yu directeur de la formation et de la communication ci ministère de l'éducation nationale yëkkati woon bu waa G7 di weddi ba mu set muy ay kàddu yu indi niki njeexital ay jàngalekat yu ñuy wër ngir ñu rey leen bu ñu sukkandikoo ci Souleymane Diallo bu SELS. am na ñoo xam ne sax bu ñu sañoon tey sax ñu faat seen bakkan moo tax nag aussi ñuy artu état bi gouvernement bi et ministère de l'éducation nationale di xamal ne jëf ju ñaaw boobu nga xam ne Mamadou Moustapha Diagne directeur de la formation et de la communication def na ko lépp lu si xew ëllëg wala bépp jàngalekat boo xam ne am nga si lu la metti wala ay gaañ-gaañ wala kenn ñaan ko yàlla ñu fàtt sa bakkan nañu xam ne Mamadou Moustapha Diagne ministère de l'éducation ak gouvernement du Sénégal ñoom ñooy responsable te loolu duñ ko nangu dañ koy naqarlu. ki yor kàddu G7 tey jii ngi xamle ni si jàmmarloo yi nga xamante ni amoon na fi ay jàngalekat jàpp nañu leen si ñoo ngi wax si ñu bàyyi leen. te ñoo ngi exiger tamit loo xam ne duñ ko laam-laamee bépp enseignant boo xam ne dañ laa téye ngir ñaxtu yi nga xam ne moo fi amoon manifestation yi te dara taxul loolu am lu dul ko ñoom dañoo am sañ-sañ loo xam ne yoon bi moo leen ko may constitution moo leen ko may pour ñu mën a manifester joxe seen xalaat ñu téye leen ñooñu ne nguur gi fexe ni mu gën a gaawee ñu teggi leen loxo ñu bàyyi leen ñu dellu seen njaboot mën a également dellu seen liggéey ndaxte pour ñun loolu mooy indi jàmm ci biir réew mi te loolu mooy indi jàmm ci biir njàng mi ak njàngale mi. muy ay jàngalekat yu yégle ni coronavirus amul dara lu mu am ak accord yi nga xamante ne signé woon nañu ko ak nguur gi te ba tey FURAS jàpp nañu ni ku jig njaak jëwriñ du ñu dénk wàllum fonction publique mooy njaak si noonu jàpp nañu ni dañu ko war a jëlee foofe mu nekk. boo jëlee tey fi nga xam ne mooy fonction publique ñëpp gis nañ ni madame le ministre liggéeyul c'est ça la vérité parce que lenteur administrative yi mënoon nañ jàpp ni dossier yi jóge à l'intérieur di yegg si seen yeexaay la mais tey enseignants yi dañ lay woo wala ñeneen di la naan sama acte d'intégration ou de validation ou d'avancement mu ngi en signature depuis 6 mois depuis 8 mois mais bu dee nag lenteur administrative yooyu dañu déplacé wu ci bureau ministre bi mais ça veut dire que ministre bi liggéeyul loolu moo tax ñu ne loolu comme ministre bi bëggul liggéey te fonction publique def di un poste stratégique mais il faut mu jóge foofu. ñu dellu si waat si jàmmarloo yi fi amoon fan yi ñu mujj ñi lee bokk si G7 ñu ngi sàkku si ñu tijji ab enquête bu jaar yoon si nit yi nga xamante ni faat nañu leen si yooyee jàmmarloo gannaaw bu ñu jaalee seenum njaboot. ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wii la Sénégal di dalloo li ñuy dippee congrès constitutif jëm ci wàllub wayjuru ndongo yi ak étudiants yi ci Sénégal loolu nag dinañ ko dalloo ci réewum Sénégal ci juróom ñetti fan waaye nag am na lu bëri lu des bu ñu sukkandikoo ci kuréel bi nga xam ne moo ëmb parents d'élèves fii ci Sénégal ndax jàpp nañu ni kon foofu ñu daal leen gunge waaye nag ngir dalloo gi waaye tamit lépp ngir organisation bi doon lu mucc ayib loolu nag la ñuy sàkku ci kilifa réew mi Thierno Ndaw moom mooy trésorier général bu UNAPES tawli kàddoom ci micro Babacar Seck. lu mel noonu buñ ko naree organiser un congrès international moyen UNAPES mënut ko kon mbir mi mbiru Sénégal la c'est l'affaire de tout un Sénégalais en commençant par le chef de l'État parce que honneuru Sénégal la mbir mi bu réussir dafa am yeneen opportunité yoo xam ne Sénégal mën na ko cee tirer ndax turu Sénégal dana gën a fës xéewal la xéewal bu mel noonu nag doo am ñoo xamante ni bi ñuy dem paasaloo leen joxo leen ñu naan joxo leen ñu lekk séjour bañ fa def xamoon nuñ ko def ñu ñefe ba am loo xamante ni ay teraanga yu waroo indi Sénégal teraanga yooyu ay moyens xañ leen ko ndax kat bu réussir organisation bi gàcce Sénégal lay doon du gàcce UNAPES de gàcce Sénégal lay doon pour réussir organisation bi nag fu ngeen yaakaar ne war nañ fa mën a yaakaar te bu politique xewee ñu génne ay billets di baatare bind nañ yóbbu waaye amul ci pratiquement ñaar wala ñett daal ñooñu ci tontu ñu ngi gërëm nag di sant bu baax ministère éducation. jigéenu Soleil ñoo ngi woon ca Maison Rose bu Guédiawaye foofee nag makkaan loo xam ne day dalloo
ay soxna yoo xam ne ñoom nag daanaka ay jafe-jafe la ñu daal di jànkonteel ci wàllu fitna ak tamit ay ndaw di ay tout tànk lu ci mënti am nag ñoom jébal nañ leen ay jumtukaay yu am solo waaye itam koppar goo xam ne mës na ko jëfandikoo loolee nag nekk mbir moo xam ne fas yéene wuñu mukk mu yem fii dañ ko fas yéene wëyndil bu ko defee mu gën a yaatu ci Sénégal Mamadou Lamine Fati ci leeral. kuréel bi ëmb jigéen yuy liggéeyee ci Soleil jóg nañu taxaw ngir jàppale jigéen yi ak xale yi nga xam ne ñoo nekkee ci Maison Rose bu Guédiawaye kër googule di dalal jigéen yi nga xam ne dañoo am ay méttit rawatina ñi nga xam ne dañ leen sàkku. ñu cible nag du hasard puisque Maison Rose aussi ay suñuy moroomu jigéen ñoo fi ne yoo xam ni dañu nekk ci ay jafe-jafe suñu ay doom aussi nekk fi ay bébé suñu ay sœur aussi nekk fi donc geste bi ñu def nii tey defuñu ko nii rek par hasard looloo tax ñu ni nañ fi ñëw indi suñu contribution. nekkinu jigéen yi nga xam ne dañ leen sàkku métti leen loolu tax na ba jigéen yi nga xam ne ñooy liggéeyee ci Soleil jóg di woo askan wi ñu dugal ci seeni loxo ngir ñu mën a jàppale jigéen yi nga xam ne dañoo néew doole. ñun ay jigéen lañu ay yaay lañu dañuy liggéey certes mais aussi. xolu yaay xolu yërmande xolu jigéen aussi day wax ci ñun puisque amical la groupe de femmes la donc souvent ñun lii lañ mooy suñuy mbébét fépp fu jigéen nekk di fa dund coono suñ la mënee jàppale dañ lay jàppale la preuve octobre bi passé def nañ benn 2 journées yoo xam ni de dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus ci biir Soleil xam ni dépisté nañ plus de 400 femmes yoo xam ni ci Yarax bi lañ dëkk ak alentour yi pour vous dire que chaque fois que ñun ñu am suñu kii rek ñoo ngi xalaat suñu mbokk moroomu jigéen yoo xam ni tamit war nañ leen mën a jàppale. jëf ji nga xam ne jigéen yu nekkee ci Soleil def nañ ko lu nu mel neex na ko loolu te waxtu bu mu ñëw baax na ci ñoom suñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moo fi taxawal Maison Rose bile. Le travail de cette maison, elle est là. Les femmes viennent avec des souffrances. liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ci kër gi mu ngi nii am na ay jigéen yi nga xam ne dañ fiy ñëw ak métit bu métti wala ay xale yi nga xam ne dañ leen di sànni wala indil leen ñu ko fan yi rax am nañu benn xale bi nga xam ne ñëw na fi amul sax ñaari at loxo bi dafa damm baaraam yi laq donc loolu yëpp mu doon lu nga xam ne métti na tey ji war na jot ñun ñu laajte lan moo waral méttital yi. Il faut se poser les vraies questions de pourquoi cette violence. jëf ji nga xam ne jigéen yi nekkee ci Soleil def nañ ko bokk na ci li nga xam ne ñoom saay su ne dañ koy def ngir jàppale askan gi rawatina jigéen yi lee te li nu mel doonul li njëkk ci amical bi lu muy def. Mamadou Lamine Fati juróom-ñetti téeméeri million suñu koppar la nag jar ab jumtuwaay boo xam ne lañ ci jublu mooy fexe ba ay emballage alimentaire maanaam nan la ñuy def kon ba muur ak i anam bu mucc ayib lu jëm kay ci ay li ñuy xéwaloo loolee nag nekk benn mbir boo xamante ne démb lañ ko daal di dalloo ci Hann Bel-Air ci teewaayu jëriñ gu ñu dénk wàllub tàggatu ki di formation professionnelle di Dame Diop waaye nag ñoom ma nga amee na ginnaaw lëkkaloo boo xamante ne ni lii di centre national de qualification professionnelle amee na ko ak kan ambassade bu Canada fii ci Sénégal loolu lépp nag nekk mbir moo xamante ne nag duñ ci jublu rek mooy fexe ba lu lëm lépp lu jëm ci wàllub lekk wi aar gi ak tamit wàllu wér-gu-yaramu askan wi daal di samonteeg moom ñu ànd ci leeral ki nga xamante ni mooy Mamadou Dieng mi teewoon ndaje mi. ci salle de conférence bi ñu duppee Mame Kortor Diallo ci centre national de qualification professionnelle la ñu amalee ndaje mi jëmoon ci daloo atelier bi yëngu ci wàllum emballage noone centre bi jot ci ay jumtukaay yu méngoog jamono. des équipements de dernière génération su ngeen gisee léegi waa ji nga xam ne ci industrie yi la bokk ñoom ñoo monté machine yi dala koy wax te matériel boobu yëpp état bi moo comprendre ne soo buggee jox nit ñi xëy bi yàgg da nga leen di dugal ci conditions yi nga xam ne danañ leen mun a former bu baax même buñ leen recruter wul war nañ mun a toogal seen bopp. bërëb bii di yëngu ci wàllum emballage alimentaire tukkee ci partenariat diggante ministère bi ñu dénk wàllum formation professionnelle ak ay partenaires am yu mel ni ESP EPE naka noonu ambassade bu Canada. L'engagement au plus haut niveau du ministère, l'engagement des services. muy ñu fekk ci kaw ci service yeeg établissement di liggéeyal canadien yi taxaw nañu temm ngir taxawal bile projet te it gis naa ni partenaires yu bëri jàpp nañu ci projet bi day tax Sénégal ak Canada gën a feddali seen kóllëre. Entre le Canada et le Sénégal, quand on parle de rapprochement de peuple à peuple, je pense que l'on voit ça de personne à personne. jëwriñ ju ñu dénk wàllum emploi ak formation professionnelle soob ay loxoom ci mbir mi fexe ba centre bi jot ci jumtukaay yi ñu ne dafa mucc ayib. suñu jigéen ñi toog fii jàmbaar lañ lool ci defar ay jus jàmbaar lañ lool ci defar ay céréales waaye fi mu doon xawee sooxe rek
mooy emballage bi daawul egg ci ay normes internationales yoo xam ni tey dina leen mën a permettre ñu jaay fii ci biir Afrique mais jaay bitim réew bu gën a gaaw bu gën a yaatu projet bi nag tax nañu am fii tey ay jumtuwaay yu bees ci ay xarala yu yees. jëwriñ ju ñu dénk wàllum formation professionnelle ak ay partenaire am dugal seen loxo ci gafaga génne luy tolloog juróom-ñetti téeméeri million ci suñu ay koppar ngir jot ci atelier bi noonee CNQP yor jamono ji ay jumtukaayu emballage yu méngoog jamono. njiitu makkaan bi Zakaria Sall fësal na fa sàkku defam mooy fexe ba seen makkaan bi daal di ko yeesal ba mu gën a méngoog jamono ndax nee nañu indépendance ba tey taax yi ma nga fa ndax nag waxtu wi màggat ba xaw yi daal sàkku teef gi nag mooy jëm ci wàlle jëm ci yoon gu ñu dénk lépp jëm ci wàllu xëyu ndaw ñi ak emploi professionnel ñu teewli kàddoom Zakaria Sall ci micro ba tey Mamadou Dieng. pour ñu beesalaat loko yi parce que loko yi 1960 la xam nga dafa yàgg aussi te par rapport ak ñun li ñuy def nii xam nga fi ñu bëgg a yóbbu nit ñi pour mun a def suñu mission comme ni ñu ko état bi santé je crois que war nañ nekk ci standard internationaux yi soo taxawee ci bunt bi nga xam ne fii école la da ngay am bëgg-bëgg dugg ci biir parce que fii ñun am nañ xam-xam bi am nañ équipement yi am nañ lépp mais ba léegi taaru école bi dafa des te loolu nag baax na di créer ay écoles yu bees mais baax na aussi la nga yoroon lu yàgg te dañ ko fay def rien que pour entreprise yi nga jéem koo teg ci yenn standard yi pour que ñun formation bi muy jox parce que boo buggee waxtaan ak nit ñi baax na yow li nga leen di won parce que environnement bi daf ci am solo nit ki pour mu gën laa mun a déggal na la fekk ci yenn conditions yi loolu daf ci am solo loolu moo taxoon ñu wax ko ministre bi mais comme ministre bi tam formation professionnelle la jógee produit yu formation professionnelle topp na ma ci ne ma non il faut que ñu def ko. tey nekk fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars atum 2021 nekk nag bés boo xamante ni ñu ngi ciy fàttaliku alternance bu politique bu Sénégal kon bés bi ci atum 2000 la kon Abdoulaye Wade nekkoon ñetteelu président bu Sénégal ginnaaw kon lu toll ci ñeent fukki at yoo xamante ne ni parti socialiste ak seen njiit yi kon ñoo nekkoon ci boppu état bu Sénégal loolee nag ci bés boobu kon la Abdou Diouf nangu ne kon moom nangu na ni am na défaite. kon maanaam kii di Abdoulaye Wade kon daan na ko ci jongante yi nga xam ne kon moo jëm ci falub njiitu réew ba noppi daal di ko félicité ci kanam askanu Sénégal gépp loolu nag nekkoon ngelaw woo xamante ne ni ubbeeku na ci Sénégal ngelawul yaakaar ak dal wu yaatu Abdoulaye Wade nag kon nekkoon ñetteelu président bu Sénégal bés ni ki tey jii ci atub 2000 maa ngi ko junj ci ndorteelu xabaar yi mbokk yi ak coalition Macky 2012 ginnaaw coow li jolle diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko ñoom nag démb la ñu gontee janook taskatu xabaar yi sàkku tef gi mooy ñu dem ci wàllu procès bu ko defee lépp mën a leer ci kanam askanu Sénégal gépp démb la ñu woote seen ndaje taskatu xabaar yi ñu ànd ci leeral ak Youssouf Konté. mbirum siif bu ñuy wax ci diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr ñëwaat ci waxtaan bi doon am ci diggante coalition Macky 2012 ak taskat xibaar yi ñooñu Macky Sall yi nag di sàkku yoon amal liggéeyam. dafa am ñaari sénégalais yoo xam ni ñoo bokk yam ci yoon. ñu bokk yam ci yoon kenn ko yóbbu yoon moroomam kon liñ ci Macky 2012 wax mooy nañ bàyyi yoon mu def liggéeyam bu leen woowee yoon woowee ñu dem wuy ji bu yoon attee ku yoon jox dëgg ñun ñëpp ñu xam ni kii la yoon jox dëgg. Adji Sarr ci boppam génn niki ci àllarba bi wax député bii di Adji Mbergane Kanouté bi nga xam ne bokk na ci coalition Macky 2012 di koy rafetlu. dañu jàpp ne war na génn wax parce que nag sénégalais yi dañ doon laaj naan Adji Sarr fu mu nekk moom kenn dégg ko dañ ko kidnappé dafa war a wax tey Adji Sarr génn wax ñu ne waaye wu tax Adji Sarr wax kon loolu nag du ñu xam ñun lan la ñu bëgg ñun sénégalais yi. coalition Macky 2012 di ñaawlu yàkkute yi nga xam ne am na fii ci Sénégal waaye nag ñu ngi sàkku ci nguur gi mu dimbali sénégalais yi nga xam ne. am nañ ci ay yàqu-yàqu yu bari. Youssouf Konté tirage au sort yu Ligue des champions yi xam nañu kon ñan ak ñan ñoo koy jongante niki tey kon lañ ko daal di amal Real ak Liverpool ñooy daal di daje Bayern ak Paris Saint-Germain loolee nag bokk na ci affiche yi nga xam ne moo gën a fës ci jàkkaarloo yooyu nag jàppale ni nag ñu ngi ko jàpp juróom-benn fan jàpp juróom-ñaari fan ci weeru avril waaye nag yeneen jongante yi fukk ak ñeenti fan jàpp fukk ak ñeenti fan ci weeru avril gi ñu dëgmal du ñàkk dañ ci dikkat nu mu gën a yaatoo suñu xabaaru tàkkusaan si maanaam xabaaru maraxi bu ca la àndee yegg si nañu mbokk ci pàcc gu mujj ci xabaar yi di ci yëglekaay yi.
mbaa yéen a nga ca ginnaaw génnam ci ëttu taskatu xabaar yi moom Adji Sarr dëggal tuuma yi mu teg ci kaw njiitu Pastef Ousmane Sonko ci boppam joxu ko benn gëdd daara ko sax da ko tànkamlu Vox Populi ndax Ousmane Sonko njiitu Pastef day bañ face à face ak corps à corps diggam ak Adji Sarr masseuse bi yéeglekaay bi ne en tout cas nag njiitu Pastef joxu ko benn gëdd ginnaaw génnam ñi génn kay ginnaaw génn Adji Sarr yi mooy ñiy jàppal tànk Ousmane Sonko njiitu Pastef ndaxte Cheikh Tidiane Dièye nee na Ousmane Sonko njiitu Pastef amul lenn lu muy wax ci coow li am ba des nag mooy Adji Sarr ginnaaw génnam bi daal théâtre la ndaxte nee na ku gis Adji Sarr barki Dembo Ndiaye xam ne lii daal cinéma la tekki sax daa reetaan lu ba noppi gàcceel dëgg la ci réewum Sénégal ñoo lànk ne ginnaaw génnu Adji Sarr bii lépp état bu Sénégal moo nekk ci ginnaaw di ko wan yoon woo ma jaar ñoo lànk ne génnu Adji Sarr bi daal lu ji njaag njiitu réew mi Macky Sall mooy njàkk Vox Populi ne Sonko la nekk te Chine jëndal nañu benn lalu massage boo xam ne Ousmane Sonko njiitu Pastef lañ ko jagleel Le Quotidien ne ginnaaw askanu Sénégal gépp di xaar Ousmane Sonko Adji Sarr ci ëttu attakaay bu réewum Sénégal ñoom ñaar ñëpp nag jamono ji ñoo ak moo ëttu taskatu xabaar yi ku wax ba geex jox sa morom Vox Populi ne en tout cas Macky 2012 seen sàkku def nag mooy procès dëgg am diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko ngir lépp leer ba mel ni jantum midi ne bu ko defee nag askanu Sénégal gépp danañu mën a gindeeku ci coow li jolli diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko laas ne jigéen Macky 2012 yi kay nee nañu la ñu wax dafa leer nañ ndaxte nee nañu ne Ousmane Sonko njiitu Pastef waat ginnaaw ba ko Adji Sarr sampalee nënd ne mu waat ci kaamil alxuraan ndax seekuñu dara ñoom ñaar Le Témoin ne ginnaaw génnu Adji Sarr bii ci ëttu taskatu xabaar yi askan nag seen bopp seen xel daa tey ci génnam ñu bëri nag nee nañu gëmuñu kàddu Adji Sarr yi ba noppi dal ci kawam L'Observateur ne coowal Adji Sarr Ousmane Sonko mi joolu ci réew mi ñoom ñaar ñëpp tënkuwuñu ci secret d'inscription yi maanaam li nga xam ne loolu la yoon santaane ginnaaw seen dossier nekk ci kanamu yoon ñoom ñaar ñëpp desuñu ci tënku dañu ko violé de yéeglekaay groupe Futurs Médias bi jox kàddu gi professeur Ousmane Samba mu ñu xamal ni muy Adji Sarr di Ousmane Sonko ñoom ñaar ñëpp a violé secret d'instruction yi critique ne ginnaaw génn moom Adji Sarr ñi jàppa tànk Ousmane Sonko joxuñu ko benn gëdd daanaka sax dañ ko sofantal Walfadjri ne coowal Adji Sarr Ousmane Sonko ci réewum Sénégal seddul benn yoon ci ëttu taskatu xabaar yi ci Sénégal ginnaaw ay signalu télévision yu ñu dagg songu yuy def ci ay këru taskatu xabaar naka noonu tamit journalistes yi nga xam ne lu ne ñu ngi koy dégg ci coow li jolli moo taxit ba benn plainte ma nga ci yoon wi ngir ñu ngàll ko ci kanamu attakaay ci Sénégal laas ne plainte bi kay dugg na ba noppi ndax waa appel saisir nañu procureur de la République Synpics ne lii nag dafa ëpp na dàkk ci réew mi Bamba Cissé ne dafa doy saaga yeeg xaste yi jëm ci ëttu taskatu xabaar yi ci Sénégal Bamba Cissé ne dafa doy menace de mort yi jëm ci kaw taskatu xabaar yi ci Sénégal Bamba Cissé delluwaat ni dafa doy ci songu këru taskatu xabaar yi ndaxte lii lépp day gàllankoor liberté d'expression La Tribune li doyul bay des kay mooy raag bi joole diggante ay bandi ak ay policier ca Pikine Ridis yëglekaay bi ne am na benn policier bu ci amee gaañu-gaañu ñetti bandi yi teg leneen loxo am na nag kenn ci ñoom koo xam ne ba léegi ñu koy wër te des nañ koy tegi gët Les Échos ni en tout cas nag am na benn policier boo xam ne loxoom la ñu damm ba noppi sàcc pistolet te def ko du ñaaw tey fii seen loxo génnu ci Le Témoin ne guerre bi kay dëgg nag mënees na ko séntu ci ndaayaan diggante Cheikh Kanté Alioune Ndoye ak Aboubacry Sadikh Bèye njiitu port autonome bu Ndakaaru Les Échos ni fit ne ko jëli woon ci géej gi diggante ay chinois ak i doomi Sénégal ñetti ci chinois teg leneen loxo ndax ñoom ñetti chinois yi essence lañu jël ak acide sotti ko ci kaw ndappkat bii di Maguette Mbaye ba ñu demee nag ba xam ne mbiri nag fa mu jëm baaxul ci ñoom juróom-ñaari millions suñu koppar lañu génnee ngir jokkoo ko ngir plainte gi mu teg seen kaw mu daal di ko rocci waaye nag Maguette ne du ci deltu ginnaaw benn yoon dajey dem ba jeex ñu dem ci Le Soleil fekk fa OMS di kuréel wi nga xam ne moo sàlloo wàllu paj mi ci àdduna wërngal këpp ndaxte nee na AstraZeneca ñàkk wi ñu tàmbali dañ ko fa seen wéyal ba mu jeex tàkk ndax agence européenne de médicament nee na AstraZeneca lépp wóor na lépp suur na kon nañ ko wéyal Soleil national ne suñu réew du Sénégal léegi nag ñu yegg ci junniy nit yi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci mbas mi réew mi quotidien ne baykatu pombiteer yi nekk ci ñaay bi ci guddi gu bët seddagul la ñu nekk ndax ci nen la ñu toog sëngéem njàkkare gane si leen ndaxte nee nañu bu dee état bu Sénégal wàlluwu leen pombiteer si ñu bay lépp dina nëpp seen yoxo La Tribune ne njëgu ciment bi ak béton beeg fer bi lépp a yokk ci mim réew te lii nag bu dakkul ñu bëri ci askanu Sénégal dinañ yéex a xuloog maçon mais da ngay seet loolu rek gërëm leen bu baax mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV loolu la fa laaj xabaaru Njolor si gërëm nañu ñëpp ñu ci jàpp ba lépp yemb rédaction bi jox leen dig daje xabaaru maraxi bu calandee fii ak boobu ngeen wéy di ñu topp ci ITV ndax mbir yi nga ci di leen ñaanal àjjuma ak jàmm ak sunuy programme ci ITV jërë ngeen jëf